asalaamaaleykum mbokk jullit yi mbokk taalibe yi ak képp ki nga xam ne rek yow yaay safoo bernde ñu àndaat ak yéen ci seen émission tey nag dañu ñëw indil leen beneen recette boo xam ne ñu ngi koy toggee toujours ak carré d'agneau yi damaa yore fii ay carré yu bari moo tax temps yi moom yooyu laa leen di indil donc mu nekk tey nag dañ koy def sous forme de couronne couronne bi nag bu lu la neex ngay def ci biir mais ñun tey dañu choisir def dibi ginaar ci biir bu ko defee nga xam ne ki nga xam ne dafa bëgg viande rouge ak bu weex bi tamit muy maanaam ginaar bu si nekk rek yow yaay def li ñuy wax tànn sa bu la neex ngay def mbaa nga boole ñaar yëpp donc loolu la ñuy def nii tey pour loolu nag lii nag moo siy dem dinañ soxla li nga xam ne moom mooy carré d'agneau yi comme niñ ko waxee rek dinañ soxla aussi dibi kii ginaar ku nekk li nga am partie yi nga am man dama ko jël dagg ko ay kii yu xaw a dijj tuuti pour nga xam ne après dañ koy mariner boole ko ak affaire yeeg yooyu dinañ ko boole aussi ak salade xamaguma salade bi lan ak lan laay def damay xool rek li nga xam ne moom laa amee ci sama frigidaire ma génnee ko def ko benn salade bu rafet nga xam ne repas bi yëpp day ñëw nekk présentation bu rafet nga xam ne ku nekk rek di nga ci mën a gis sa bopp tey bu la nit bettoon wala nga toog rek bëgg a bett sa waa kër yow ci sa bopp pour bégal leen di nga mën a génnee lu rafet a rafet te mu mel ni da nga see sonn te yàlla xam ne ni sonn jege woo ko donc sans plus tarder du ñu def rek lu dul ànd ak yéen ci waañ wi bismillah. Gis ngeen fi mu nekk nii dañuy daal di ñëw ko préparer pour defar suñu couronne d'agneau yi donc couronne bi nag niñ koy defee mooy bu ngeen xoolee temps yi yëpp li ma amee ci ay carré d'agneau moo xaw a bari moo tax fi mu nekk nii fan yi moom laay gën a ëpp li may togg parce que li ma ci yor dafa bari comme ni ma ko waxee rek léegi préparation bi nag lenn rek la da ngay xool nii ci kaw nii gis nga kii nga xam ne dafa xaw a gluant nii ma xaw ko dindi ku mu neex nga bañ koo dindi mais man damay préférer dindi ko et puis graisse bi aussi dama koy bàyyi fii parce que buy togg moom mooy siit ci suuf bu ko defee affaire yi ndawal li du wow mais aussi daf koy neexloo tendreloo et tout yooyu yëpp dafa nar a seey après nekk diw ci suuf quoi donc mu ngi noonu mu ngi nii léegi bu la neexee tamit mun nga subhanallah bismillah xawal lelli un tout petit peu rek ci kaw nii mais man comme ni ma leen ko waxee nii laa koy bàyyi incha allah donc ñu daal di leen ñëw nag wan astuce bi nga xamante ni moom moo ñuy defaral suñu li nga xamante ni moom mooy nekk couronne bi donc boo xoolee côté bi fii li tax couronne bi carré d'agneau gaaw a ñor ba pare tendre mooy maanaam li ngay xool nii fii nii moom mooy filet mignon quoi moom la ñuy lelli di ko jaay comme filet mignon nga xam ni dafay tendre neex bëgg a cher ba bëgg a dee nag ñoom suñu la ko lellilee def ko séparément donc mu ngi nii léegi lii fii nii ñu gis ni moom la ñuy wax French donc lii soo amee benn boucher boo xam ne yàgg nga ko xam nga moom mun na la defaral lii maanaam day jël affaire yi lelli ko parce que lii yëpp dafay mel nii dafay nekk comme yàpp donc da ngay jàpp di dagg nii di lelli yow su fekkee ni moom mënu la defar loolu yow mun nga ko def à la maison nga jël dagg lelli su après soo paree xoos ko ba nga xam ne day du am benn ndawal bu si nekk mais man tey jii nii laa koy bàyyi à moins que ma dindi bii nii nga xam ne ndawal li si nekk dafa xaw a takku tuuti voilà nii rek la yooyu yaay xool su la neexee nga gën ko wàccee encore ba nga xam ni maanaam lu doy nii rek moo siy nekk donc ndawal li siy des bu ko sànni mun nga ko def viande hachée wala dagg ko ay cube yu sew xam nga def ko ci ay fataaya wala ay samosa ak yooyu yu mel ni ki noonu donc loolu mu nekk loo xam ni mun nañ ko fa def léegi nag ñu daal di ñëw procéder nag ci kii bi dagg bi donc comme ni ma leen ko waxee côté fi nga xamante ni moom moo amee filet mignon yi dama koy wëlbati gis nga su ma ko wëlbatee nii léegi xam nga bu ci nekk nan la ñuy waxee lii ribs subhanallah xëy na mu ñëw après mais ribs yi bu ci nekk muy faar yi bu ci nekk rek dafa am benn kii par benn lay ñëwee portion individuelle nii léegi man loolu laay xar parce que su ma ko defee pour nga xamante ni gis nga nu mu def nii
ba léegi mun na tourner mun naa ko tourner mais dama bëgg mu gën a flexible encore donc damay ñëw daal di jël bismillah dagg nii voilà gis nga comme ça nga xam ne daf may séparer donc bu baax laay def dagg du ma dagg ba mu fëll ci biti walla ci ginnaaw noonu gis nga damay dagg assez loo xamante ni dina ma tax a mun a tourner kii faar yi quoi bu ci nekk noonu lañ koy def voilà gis nga maa ngi taxaw nii affaire bi ñëw na moo bi côtelette voilà mi ngi noonu moo boobu laa doon wër mu ne ma foo ma def côtelette yi voilà gis nga par rapport ak ni mu meloon sànq xaaral ma wan leen ñaar yi ngeen gis bi nga xam ne ubbi nañ ko dagg ko individuellement ak bi nga xam ne kenn dagg ko gis nga su ma defee nii bii moo gën a mën a flexible quoi gis nga noonu la ñuy def bu ko defee ñu daal di ñëw léegi gis nga fii nga xamante ni booy xool fii yax bi commencé fii nii ci suuf fi nga xam ni foofu la kii bi côtelette yi commencé fii nii ci suuf lii nii ndawal la fii foofu laay daal di dagg tuuti def tranché ko quoi comme ça ndawal li gën a mën a tourner du ma dagg nag lu xóot lu yem rek laay def gis nga bii mooy gën a jël forme bi nga xam ni moom nga bëgg def gis nga ni mu ubbeekoo nii déjà mu ngi rafet ba bëgg a dee xaw la jox tuuti couronne bii defu ko donc noonu la ñuy continuer def beneen bi même chose la ñuy def ak bii après ñëwaat ak yéen incha allah. léegi pare nañu donc dañuy daal di ñëw former suñu couronne bi donc pour former couronne bi dañuy soxla eddu quelques ustensiles ak quelques aussi appareils yoo xam ne wala ay bagages yoo xam ne daal ñoom ñoo ñuy dimbali donc bi ci njëkk moo nekk ficelle de cuisine wala alimentaire ça dépend fan nga nekk donc moo nekk nii muy genre laine yooyu noonu ñu koy wax ci anglais kitchen twine donc moom la ñuy soxla pour mun ko takkee couronne bi ci suuf léegi pour former couronne bi xam nga tey jii man su ma ñëwee rek def nii daal di takk mun na taxaw et tout mais wóorul parce que mun na jékki-jékki rek màbb sama loxo donc li may def généralement mooy damay wut benn récipient boo xam ne si laa koy toggee wala si laa koy def pour mu dimbali ma former couronne bi bien bon balaa ma koy dugal si four bi donc pour loolu am na façon bu nekk bi nga xam ne moo si gën a yomb subhanallah bi nga xam ne moo si gën a yomb mooy da ngay jël par exemple boîte de conserve boo xam ni bu vide la par exemple su la neexee boo utiliser ba pare moo xam ndax pot tomate la wala comme ni ma amee fii pois chiche wala yooyu nga daal di koy fekk nga utiliser ko wala dindi li si nekk nga daal di koy jël su la neexee nga dugal ko directement si digg bi nii pour togg ko pour takk affaire yi wala bu fekkee ni loolu kiiwu la mun nga ko emballer ak kii soit film pas film papier alu wala papier sulfurisé muuree ko affaire yëpp xam nga niceal ko daal di koy dugal ci biir nga xam ni kii bi métal bi du laal ndawal li mais man ça ne me dérange pas sinon am na aussi defarukaay gâteau yi nga xamante ni moom la ñuy yoree la plupart du temps moo xam ban nga ci amee comme genre yi nga xam ne gis nga moom mooy defal comme pot bi nga xam ne moo nekk ci biti bu gudd wala bu fekkee ne bu gàtt bi nga am aussi xayrun yow yaay xool rek lan nga yore nga def ko man peut-être damay def bu gàtt bi parce que jàppal lu mu gën a xaw a yaatu fii kii bi di gën a ubbeeku quoi donc dafay def genre nii su ma ko defaree nii lay def gis nga nii donc nga xam ni damay gën a am latitude kii bi couronne bi ubbeeku bu baax quoi léegi par rapport gis nga cavité bi nu mu mel nii moo gën a ubbeeku léegi xoolal su ma ko dugalee ci beneen bi nga xam ne moom moo gën a xaw a sew tuuti mooy ëpp support certes mais moom kii bi day xaw a ndaw cavité bi day xaw a ndaw gis nga donc yow yaay xool rek ban moo la tenté nga def loolu incha allah donc ñu daal di ñëw daal di commencer
ma formé su fekkee dama amoon jot tey jii wala par exemple ma bëgg loo xam ne vraiment lu gën a esthétique ak affaire yooyu damay jël sama genre am na ràbb yu nga xam ne xaw ma ràbb la xaw ma puso yoo xam ne dañ koy def pour affaire ki nga xamante ni dafay day ñaw ndawal léegi nga jël kii bi ficelle bi alimentaire bi di ko dugal ñaw ko nga xam ne ay takk ak yooyu du la si fekk mais lii nii même chose takk bi même chose la may defal et puis ça me prend moins de temps donc léegi voilà ma ñëw dama dagg yu gudd yéen a ngi fàttaliku si suuf fi ma daggoon mooy fi yax bi ak ndawal li di tase foofu laay commencé njëkk gis nga ma fexe ba dugal foofu kii bi buum bi d'abord xaw ma ndax yéen a ngi koy gis bu baax xaaral ma jëlee ko nii comme ça ngeen mën a gis li may def dañuy fexe rek awale ko ci suuf fi ñu daggoon noonu léegi nag ma takk gis nga duma ko seere yu ëpp yooyu damay takk nii rek loo xam ne dina ma ko téer ma awale waat ko encore ci suuf takkaat encore voilà ci waat ko ndànk bismillah voilà léegi nag ma jël sama beneen bi ficelé ko fii mu téye ndawal li ci boppam donc mi ngi nii dañ koy def daal di koy lakkee fii ci biir wala nga teg ko ci sa plaquette boo takkee ba pare lakkee ko foofu donc yooyu yaa xool rek ban moo la ci neex nga defee ko noonu donc man su ma ko lakkee fii ba ci kanam tuuti après dama koy génnee daal di koy teg ci kaw kii bi plaquette bi directement pour mu xaw ma dooreel yenn affaire yi nga xam ni dara du xam dara du def lenn incha allah. waaw gis ngeen dama dindi couronne bi parce que dama fàtte ni mariner gu ma ko d'habitude damay mariner ndawal li ba pare avant ma koy takk donc bu ko defee nga xam ne damay takk rek dugal ko tey dama ko fàtte woon moo tax donc mu ngi nii da ngeen di ñëw jël tuuti ku nekk xoolal marinade bu la neex man damay jël marinade classique pour couronne donc bugguma loo xam ne dafay saf marinade bu mu ëpp dafay maanaam guuwu ndawal li day dem ba réer ci biir quoi déedéet dama bëgg loo xam ne da ngay amaale tendresse su ndawal li ci boppam donc damay jël tuuti poivre noir daal di jël voilà donc épice bi ail la buñ dëbb origan menthe bu wow ku am bu tooy mun nga ko utiliser ma am fii aussi mélange d'épices boo xam ne dafa am ay kaani kii poivre ak tuuti ay herbe am aussi oignon bu wow bi ak aussi ail bu wow beeg yooyu yëpp ñoo nekk fii quoi donc moom la ñuy jël daal di koy mélanger donc comme toujours rek damay broyer li nga xam ne mooy herbe yi pour aroma yi génn voilà daal di def sama ail bi mélange d'épices bi voilà mélange d'herbe sax laa war a wax ak fii suñu mélange épices bi nga xam ni ñoo ko defar voilà donc benn ingrédient bi nga xam ni dafa neex loolu ci kii ndawal surtout yàpp xar muy romarin donc comme man bu tooy bi laa yore nii damay def lu xaw a takku ki yor lu bu wow bi li muy def mooy gën a tuuti parce que bu wow bi moo gën a fort que bu kii bi bu tooy bi nii rek laay def comme couronne bi tax koo rëy noonu
gis nga moom soo koy witti rek da ngay sentir aroma bi déjà ni muy xeeñee. ma daal di jël aussi un peu de sel bismillah def daal di jël tamit un peu d'huile parce que bu leen fàtte am na graisse ba pare bismillah dañuy bëgg rek loo xam ni dafay tendre loo gën a tendre loo ndawal li mais aussi luñ koy mélanger bu baax voilà léegi nag ñu daal di koy jël badigeonner ko fépp bu la neexee nga jël sa pinceau wala nga jël sa kii kuddu nii rek def ko ci voilà gis nga xam nga lii dafa dang nii pour man léegi comme bëgguma utiliser diw bu bari damay dem jël tuuti liquide moo xam lu la neex ma jël tuuti li nga xamante ni ndox la bismillah ma def ko ci pour mu kiyal ma ko mu nekk lu épais quoi voilà donc benn affaire bi nga xam dama ko fàtte waxaale mooy si mélange d'épices bële dafay am aussi kii bi nga xam ni dafa wow tuuti citron bu wow bu mokk bi quoi donc yooyu yaay xool su fekkee bu amoo bu mokk bi mun nga jël tuuti citron wala vinaigre rek nga def ko si sa mélange bi si sa kii vinaigre marinade bi voilà donc ñu daal di ñëw rek def ci biir cavité bi voilà gis ngeen dama jël kii bi rek vinaigrette marinade bi rek teg ko nii gis nga di ko dugal ci biir di ko awale nii ak sama kuddu pour ki nga xam ne par exemple amul pinceau donc nii rek ngay def boo sottee di awale nii ak sa kuddu léegi ma jël même marinade bi daal di koy def nii ci biti nii ci rebord yi gis nga parce que fépp la ñuy mariner du ñu mariner benn côté bàyyi beneen côté bi déedéet lépp la ñuy mariner gis nga léegi nag ñuy fexe gis nga tranche yi ñuy defoon noonu mooy ci diggante côtelette yi moom la ñuy fexe rek affaire yi dugg fa marinade bi dugg fa gis nga bu ko defee affaire yi day saf ba bëgg a dee neex loolu donc mu ngi nii ñu daal di yeggale nii rek bu ko defee ñëwaat léegi nag comme bële paase rek bu ngeen di xool defuma ci kaw nii parce que bëgguma foofu mu daal di may génneel ay affaire di ñuul ak di def ay bagaasam yu mel ni ki noonu déedéet dama bëgg mu garder toujours kii bu rafet bi daal donc nii la ñuy def daal di ñëw yeggale incha allah bu ko defee ñu daal di koy transvaser teg ko mu mariner tuuti après ñu daal di koy dugal ci biir four bi bu ko defee ñu mun a yeggale yeneen affaires yi nga xam ni moom laay def ci biir léegi nag ki nga xam ne amul four moom mun na ko def ci cin par exemple jël pot boobu boîte de conserve bi ma waxoon teg ko ci biir dugal ko ci cin def ko comme genre bu fekkee ni da ngay def méchoui cin wala muusalu cin nga dugal ko noonu daal di jël sa kubéer ub ko ràpp donc nga fexe loo xam ni daal kubéer bi du laal yax yi nii nga ub ko toggee ko foofu parce que lii dafa gaaw a ñor même pas 30 minutes dina ñor incha allah 30 minutes sax ëpp na da ngay wax kay ay 15 ba maximum 20 minutes dina fekk li kii bi couronne bi ñor donc mu ngi noonu ñu daal di yeggale après ñëw wan leen incha allah. voilà ngeen gis fii laa nar a teg couronne bi quoi donc li ngeen gis fii ma def ko dama ko fàtte woon sànq moo nekk dama jël soble yi nga xamante ni moom laa amee woon ma dagg ko muy onions mu ngi nii ma dagg ko léegi bi ma ko daggee yow yaa xool rek nu la neex côté bi c'est optionnel mais day gën a neex rek donc bi ma ko daggee ma jël desitu romarin bi nga xam ni moom laa amee woon daal di koy teg ci suuf donc damay jël couronne bi rek teg ko ci kawam nii après ñëw wan leen incha allah. voilà donc fi ngeen gis ni léegi damay daal di ñëw préparer ko nag pour dem lakk ko donc maa ngi préchauffer sama four à 400 degrés 450 degrés presque moom mooy nekk environ 220 230 degrés Celsius donc moom laay def dama koy def température bu xaw a tàng tuuti après door ko wàññi nag pour mu ñoralal ma c'est juste pour nga xam ni ndawal li day daal di toog ci biir dara du ko kii du ko yàq wala du wow suñu loxo daal donc jus bi dañ koy tëj en attendant léegi moom laay ñëw def nii voilà donc su ko defee léegi damay daal di muur ci kaw nii comme ni ma leen ko waxee woon sànq bëgguma mu ñuul dama koy muur nii après dem dugal ko lakk ko nag nii ba ci kanam après ñu ñëwaat ak yéen
voilà gis ngeen pour léegi dañuy defar suñu kii bi li nga xamante ni moom mooy suñu dibi ginaar bi donc li ngeen gis fii moo nekk dama def ail def poivre ail mi ngi nii poivre noir daal di jël sama quelques soble dagg ko en tranche jël kaani bu verte bi ñu wane woon sànq bi dagg ko aussi daal di jël suñu feuille de laurier def si donc daal di jël suñu sel tamit def si ak mélange d'épices benn ingrédient bi nga xam ni tey jii moom moo fi nekk nga xam ne dañ ko si boole mooy fumée liquide bi mu ngi nii muy liquid smoke du sauce de soja fumée liquide ah mu ngi nii donc dañuy jël rek daal di koy sotti donc moom dafa neex si par exemple ki nga xamante ni dafay maanaam mariner yàpp bu ko jox goût fumé wala jën wala ginaar comme niñ koy defee nii tey parce que des fois temps bi du la permettre nga dem lakk ko si biti wala aussi doo bëgg surtout bu fekkee ni da nga am ay gan ak affaire yooyu doo bëgg di jël këriñ yi di ko fumer saxaar bi di nekk si biir kër gi wala même yéen sax si seen bopp donc mu ngi noonu wala amoo këriñ si sa bopp si boppam mu accessible si yow si biir kër gi pour nga def ko fumer wu cin bi comme ni ma leen ko doon wanee nga xam ne da ngay boyal benn këriñ rek dugal si biir def si sa diw donc liquide bii nag moom dafa sàpp laa lay wax moo tax tuuti nga siy def parce que daf koy jox goût fumé boo xamante ni macha allah yow yaay xool rek quantité bi mais tuuti rek tuuti goes a long way maanaam dafay lu tuuti rek doy na si boo defee lu bari te mu xaw a weex noonu daal te bëgguñu loolu donc nii la ñuy def gis ngeen defuma si liquide defuma si dara léegi dama koy ub hermétiquement voilà bu ko defee ma teg ko ci gaz bi muusalee ko foofu benn affaire bi nga xam ne tey def naa ko mu nekk der yi dindiw ma ko bu ngeen di xool attends ma xool ban kuddu laay jël voilà bu ngeen di xool der yi dindiw ma ko c'est fait exprès parce que dama koy muusal ba nga xamante ni ñor na ay tout avant ma koy lakk ma daal di dindi der yi moom mooy gën a yomb ci man tey jii nii donc bu ko defee yow léegi après boo defee loolu rek dugal ko ci biir four bi ngay def walla dem lakk feneen fu la neex donc loolu la ñuy def après ñëwaat ak yéen incha allah. waa kon nag mbokk jullit yi mbokk taalibe yi ak képp ki nga xam ne rek yow yaay safoo bernde seen émission mi ngi woon nii ñu indiloon leen tey mu nekkoon nag li nga xamante ni dañ leen indil couronne d'agneau boole ko ak suñu ay yenn bagage yoo xam ne ku nekk lu la neex mais staru lekk bi moo nekkoon couronne d'agneau yi nga xam ne dañ ci def dibi si biir dibi ginaar boo xam ne dañ ko toggee beneen version tey nag émission bi maa ngi koy jox képp koo xam ne rek yaa ngi safoo chez Bilo maanaam les grandes dames ñoom laay commencer toujours rek de chez Bilo daal di si jël si ñooñu jël si sama sister Ami Diagne maa ngi la koy jox si aussi sister Rokhaya Sall maa ngi la koy jox ak sister Hadi Kane jox naa leen recette bi di jox aussi di ko may sama rakk Ndey Lalla fële ci Maroc ak sëñ Khalil ak xale yi aussi sama tutoro yu ndaw yooyu noonu maa ngi leen koy may lu bare ñoom tamit di ko jox suñu sister Diarra Tall ak Yafa Fatou Khadija Salu Konaté di ko jox Binta Diop ci Denver Colorado di ko jox aussi sister Nabou Diagne di ko jox aussi Issa Ozane Vivi Ndaw ak aussi Ngone Diop tey ji ñooñ lañ jox recette yi di leen wax ni bu leen fàtte di aimer vidéo yi di ko like bu baax comme ça ñu ñuy recommander ñeneen mais aussi bu fekkee ni am na kiy seetaan te abonné wul bu mu fàtte abonné te bu abonné mu appuyer cloche bi di leen jox dig daje ba beneen yoon ak beneen xeetu recette te du ma dem nag balaa may fàtte suñu sponsor bi moo ñu solal tey mu nekk Majestic African Clothing voilà Majestic African Clothing ñoom ñoo ñu solal tey mu nekk yu yanj yoo xam ne macha allah dañ koy am fu ne di leen jox dig daje ba beneen ak beneen xeetu recette di leen wax asalaamaaleykum wa rahmatullah
خائفا